asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyu nañ leen ziar leen di leen ndokkeel dellusiwaat ci seen jotaay bii di wér-gi-yaram wér-gi-yaram nag di jotaay bu ñuy waxtaanee ci wàllu xam-xamu baatin ak xam-xamu fajum cosaan nga xam ne lépp dafa aju ci wàllu gàncax tey nag ñu ñëw fi nga xam ne mooy Parcelles Assainies fii ci rond-point case bi ci clinique docteur Easy Life xam naa ni miin ngeen ko yéen mbokk yi nga xamante ne nii yéen ñuy topp miin ngeen ko ci yeneen i jotaay yoo xam ne daan ngeen ko ci dégg waaye te nag dañoo ñëwaat ak moom ci beneen jotaay bu yees fas yéene waxtaan ak moom ci xam-xam ak lan lañ ci mën a def ak dindi ak lan lañ ci mën a jariñ doomu aadama yi ci ku suñ borom jagleel xam-xam bu wér nag. docteur Easy Life maa ngi leen nuyu ma bàyyi nga nuyu ak mbokk yi ñuy seetaan. awuzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Moussa maa lay nuyu askan yi yëpp nuyu sama jëwriñ bi. kontaan naa ci yéen ñu leen di ziare ci seen teewaay. clinique Easy Life bari na ñi ko xam parce que du tey daa comme olof Ndiaye nu mu wax lu yàgg dëgg la. ndax man yaakaar naa ni 2001 wala 2002 ba tey ñu ngi ci di wàllu faj ci wàllu aada ak ganja ak ren yooyu yëpp. ñu koy joxe et puis alhamdulilah yàlla mu ngi ci jàppale. donc clinique bi ci boppam Easy Life lañ ko tudd mais ku ko moom Moustapha la tudd. donc képp kuy wax na dañu ne clinique Easy Life ba ñu ni clinique Moustapha ndax boo dégg ñu ni Easy Life mooy loo xam ni Easy Life mooy ànd bu rafet daa maanaam la vie bi boo xam ne dafay fas yi. maanaam dund bu fes yi. dund bu yomb daal dund bu yomb. voilà yomb doo xam ne vraiment tey na. donc ku nekk na boo xoolee ku nekk dañuy bëgg seen dund mu yomb mais lépp loo gis daa. nga bëgg mu yomb nga bañ mu yomb borom bi daal bind na lépp ba pare. dëgg la donc ñun yëpp dañuy jëm di sababu. donc ci kaw sabab na moom ngay ni yàlla nangu na sama ñaan. ma li ñu war a wax bari na. waaye. dañ koy tënk rek ndax liñ ñu may ci waxtu taxu koo bari. voilà kon mbokk yi mu ngi noonu kooku mooy docteur Moustapha ñu gën ko xam ci clinique Easy Life Easy Life baat bi nag anglais la mooy lépp lu yombal nit ki dundam ba mu mën a dund bu dal te tey. bu dee wér-gi-yaram la ñu jàppale ko ci fajal ko bu dee jafe-jafe àdduna la ñu jàppale ci lijjantil ko bu dee lu aju ci ñaan la ak gàllaaj ak mucc lépp danañ ko waxtaan ak moom tey mais Easy dañuy njëkk a ñëw nag ci man dafa am loo xam ni dama ko gëm te muy lu alxuraan tudd wax ko muy njibar ak liggéeyante dafa bëri ci société bi ñuy dund. waaw jërëjëf sama sëriñ ni nga wax loolu bari na am pagaay am na yoo xam ne vraiment dañuy soxorante. ñoo xam ne sax xamuñu la xamoo leen mais dañu lay gis rek ñu iñaan la soxor la. mais iñaan la soxor la tamit am na ñoo xam ne dañu jékki-jékki rek def la loolu mais am na boo xam ne yow mii sa bopp yaa tax ñu la koy defara parce que. yow mii yaa tax ñu la koy defara c'est-à-dire boo dégg mën la yow yaa tax ñu la koy defara mooy yow par exemple ni nga xam ni fii nga dëkk fii ngay liggéey am na ñoo xam ni dañu lay bëgg. am na ñoo xam ne dañu lay bañ. donc boo demee ba nga bëgg yëpp bëgg la. loolu da ngay dugg ci erreur. alors que erreur mooy nga jum maanaam da ngay jum def loo xam ne waroo ko def ndax la da ngay bëggoo ku nekk bëgg la alors que yorente bi ci boppam sax. yëpp bëgguñu ko sallallahu alayhi wa sallam yëpp bëgguñu ko donc boo demee ba nga bëggoo yëpp bëgg la na mën nga am problème. c'est-à-dire sa secret bopp garder ko ci sa xol. ngay dem di ko wax nit soo ko wax nit ki mën na iñaan mu bañ la ko wonee que ni vraiment iñaan naa la. donc lu mun a iñaan na muy gis que ni yow c'est affaire muy dox yaa ngi jëm di reçu dànk amul lu muy def ba du yàqu la rek lu muy def mooy mu dem di la liggéey di la sëriñtu. jotoo leen dara na mais. xolam moo bon ci yow. bëggul nga raw ko. bëggul nga avancer bëggul nga dépasser fu mu toll. mais loolu xeetu liggéey yi ñuy def yan façon la. waaw bari na am na boo xam ne exemple comme nan. am na boo xam ne nit ki mën na la liggéey mais balaa mu lay liggéey dina fekkee ne nit ki xam na la nga tudd am na sa tudd yaay wala bokk am na sa tudd baay. mu dem ci sëriñ ndax nit ki mën nañu ko liggéey te duñu xam turu yaayam wala turu baapam. am na tampagay. mën nañu liggéey ci nit ci tànkam nii kese bu ñu tëbb sa tànk ñu dem liggéey la am na ñu koy def. mais en général loolu ku ñu ko def nu muy def. waaw maanaam par exemple bu ñu tëbb sa tànk noonu am na boo xam ne vraiment bu ñu ko yóbbu. matériel bi ngay liggéey sax yow nga nekk menuisier sax mën nañu jaar foofu yàqu la
ok mën nañu jaar ci seen matériel wax ma sa morceau matériel bi ngay liggéey xam nga offrir ak offrir dañuy abalante matériel seen biir waaw léegi nag boobu nit ki bu ñëw bu ne abalu ma xamoo ni kii bañ na la wala bëgg na la parce que gis nga si ndax yëpp dañuy dëpp di dox dañuy dëpp ni di dox mënoo xam ban si ndax mooy am biir buy metti ku la koy wax donc ki nga bëgg yow xam nga ko ku la bañ est-ce que xam nga ko kon loolu moo tax na affaire société bi liggéey nit dafay yomb parce que def lu bon moo gën a yomb que ni def lu baax dëgg la donc genre liggéey yoo xam ne vraiment dañ koy def ci armée yi am na lu ko mën a dindi. mais est-ce que ku Easy li nga wax nii dafa garaaw kon nit ki mun na sol daalam di dem joggi fenn rek jàll dem ñu ñëw tibb fu mu joggi woon nit ki mun nañ ko jël ci moom xaalis yàq ko. xeetu liggéey yu bon yooyu tey. bëri na ñu koy def. balaa may ñëw ci lan moo koy ku bañ ñu liggéey la ko mais tey. képp koo xam ni yaa ngi dund. benn affaire muy metti soit que xamoo ndax liggéey la wër nga ba dajal. ndax yow bu ñëwee ci yow di nga mën a xam ndax yow kii liggéey la. ak bu nekkee liggéey la yàgg na ci moom est-ce que mën nañ ko dindi wala déet. waaw loolu am na loolu mën a nekk parce que nit ki bu nekk ci jafe-jafe gis nga yàlla bindiw dara lu baax lu bon yàlla lépp lu mu bindi rek lu baax la mais ñun doomu adama ñu ñooy soxor suñu biir di def lu bon mais lépp lu yàlla bindi mu nekk xaj bi mu nekk nit mu nekk ay lépp loo xam ne borom bi moo ko bindi parce que amul loo xam ne borom bi bindiwu ko ci àdduna donc lépp yàlla bindi lu baax la. mais nit yi ñooy def lu bon donc nit ki bu fekkee ni dañu la iñaan ba def la genre xeet nit liggéey yooyu ba nga xam ni lii miti yow automatiquement boo ñëw ba jàkkaarloo ak man ba nga expliqué même sans jëlee pétaw xool nangam tangam man dinaa xam ni lii liggéey la nekk lu simple am nga liggéey dafay am esprit dafay am psychologiquement dafay am na yeneen problème boo xam ni day nekk ci nit boo xam ni day dem ba nekk psychologie ci moom. mu yaakaar ni liggéey la. am na loo xam ni esprit la maanaam genre ay ngelaw lay doon boo xam ni day nekk ci nit ki di ko sonal. waaye bu toog ba waxtaan ba ma jàkkaarloo ak moom ba mu wax na carrément lii ak lii moo nekk ci man dinaa ko wax ni lii ak lii la. su d'accord sama explication ba ma koy wax moom automatiquement dina xam ne kii lu mu wax xam naa ci dara. suñu jëful ko bu ci yàlla andi ba ma ne la lii ak lii la ñu war a def ba ñu def ko vraiment kooku moom dina kontaan dina sant yàlla. incha allah kon mbokk yi dégg ngeen ko képp koo xam ne liggéey nañ la wala liggéeyagul la wala docteur Easy Life bi jiite clinique Easy Life nekk ci Parcelles Assainies ci ginnaaw marché Case bi rek numéro yaa ngi noonu affiché woo leen ko gaaw. mais docteur Easy pour ñu mën a kii ndax di nga seet wala doo seet. waaw damay def loolu mais nekkul chaque jour. di am bis boo xam ni dama préféré def ko di am jour boo xam ni duma ko def. ndax ku bëgg nga seetal ko bu la woowee. am nga bu ma nekk keneen mën naa woo ni waaw balaa ma lay seetal dugal ma crédit 1000 francs wala 2000 am na ñu koy def. waaw jàkkuma kenn de. kon yow bu leen dem nga bay seetal nit ki à distance doo ko ci laaj dara. déedéet. kon loolu leer na mbokk yi dégg ngeen ko. nee na ku ci seetal à distance du chaque jour lay seet ndax amul jot boobu waaye. ku ñëw balaa nga koy faj da nga koy xool. waaw nit ki bu ñëwee balaa ma koy faj maanaam xam nga man affaire aada lay def gàncax ak ren ak sunguf lay joxe. aw ma benn appareil bu may xool sa yaram boo ñëwee see wax bi nga may expliquer moom la lay poser ay question ma xam ni yëf yi fu mu toll ci yow su fekkee ni loo xam ne man xam na ni vraiment lii mën na ci dara man la wax diw ñëwee mën na ci dara. su ma ci mënu dara na man la sëñ bi. vraiment sama xam-xam xaggu foofu parce que yàlla du may lépp am na lu mu lay may am na lu mu lay abal. dëgg la comprendre donc xam-xam daf lakkatu. waaye jafewu. kon daal koo xam ne gëmatul sëriñ yow kooku bu te mu sonn na. koo xam ne dem na ba amatu espoir surtout ci wàllu fajum aada bii nii mu nekk. wàllu liggéey mystique série wala li woy affaire mystique wala yow nga xam ne dañu la sant kocc ba nga dem ba am góom roba. boo ñëwee ba ci yàlla andi li nekk ci gom bi moom dinañ ko dindi faj ko ba mu wér nga dem ba nga am amatu espoir ci wàllu liggéey nga ni man de wër na liggéey ba sonn boo ñëwee ñu defal la loo xam ne moom ngay sangu moom ngay def ci sa yaram ba ci yàlla andi te ngay am liggéey. làmmiñ bu aay dafa am bët bu aay dafa am mais du ñëpp ñoo koy xam il fallait que nag da ngay mën a préparer sa bopp nga mun ci mucc lan mooy cat. waaw lan lay def ci nit. cat bari na ci nit. cat mooy loo xam ne vraiment day topp nit
maanaam topp nit mooy boo nekk ci yoonu boo xam ne vraiment yaa ngi am sa contenté ak sa bànneex cat bu la topp mën naa indi jafe-jafe boo xam ni contenté boobu day wàññi ko wala mu jékki-jékki rek mu jeex mu mel ni seen mbir dañ ko dëpp mel ni dañ ko këpp noonu moo xam ni day mel ni koo xam ne dañ ko jox ko cere bi jékki-jékki rek muy koy yeey muy sentir suuf cat loolu la mel ci nit. dëndëm daal day xajam. voilà dëndëm day mel ni loo xaw a lu aw a dëng. mais loolu nan la ñuy def ba mucc ci. waaw na ngay def ba mucc ci mooy nga dem di wuti sabab ngay dem nga xam ni vraiment yow même bu fekkee ni yow gëmoo ko ni cat muy ci yow sabab dafa baax ci doomu aadama. ku ñëw fii mën nga ko defal loo xam ne cat bi. bu ci yàlla andi parce que affaire luy dindi cat bari na façon parce que am-xam bu ñuul am na liggéey alquran am na waaye man la plupart man li may def liggéey alquran vraiment am na am-xam bu ñuul tamit am na mais ça dépend ci situation bi fu mu toll. kon sëñ Moustapha lii man dama gëm ne képp ku si jot ak nu fu tolluwaay bi toll rek si mbaaxu yàlla loolu moom man wax naa nit ñi ne man loolu mën na ko faj ndax seede bi mooy kii yaram bi mu ngi nii ku gis ba nii ci ginnaaw lii yëpp nag ngeen gis nii daanaka lii léegi wow na amatul dara lii kenn mënu ko woon xool yaram bi yëpp moo ko meloon loxo yi fépp ndax bu ngeen xoolee ci biir fii da ngeen di gis ne lii ay cicatrice la yoo xamante ne macha allah jàmbatatu ko lii wow na ko macha allah ba ci tànk yi moom dafa demoon ba dox mënatu ko lii ku ma newoon lii dinaa xëy benn bés mu mel nii duma ko gëm lii fii ngeen gis rek mais macha allah yaram bi yëpp amoon yoo xamante ne doo ko ñemee xool. man dama amoon feebaru hémorroïde te wax dëgg bi ma yàlla booleeg moom ba ma jëflanteeg moom daal ci laa tàqaliko lépp luy niroog wàllu hémorroïde moom wax dëgg sentiratuma ko mën na liggéey bi garab yi muy def teg na ko ci yoon sellal na liggéeyam daal. waaw man nag moom depuis lu mat 3 ans hémorroïde xawoon na ma sonal ma doon amee ay ballonnement ay affaires yooyu noonu yëpp mais daal biñ ma ko présenté ma dem seeti ko ci cabinet Soprim foofu boobu ba léegi daal am na garab yu baax a baax yu ma jox daal yoo xam ne carrément bi ma ko jëfandikoo daal ci luy tolloog weer ci laa tàqalikoog lépp luy niroog hémorroïde. bon man yoroon na asthmatique bu métti sax dem naa fu nekk jaar naa fa mais dafa tëwoon mais. yi ma yàlla dimbale yàgg nañ xamante ay année mais mosuñ jolante loolu nag mais bi ma fa yàlla dem yóbboo ak jàmm wax dëgg yàlla matul 2 mois sax boo léegi mais sant bii ni moom wax dëgg yàlla sant naa ci yàlla bu baax a baax daal parce que gis naa ne bon am na tene bu baax a baax sant bii nii pour l'instant nii moom yëg naa ci sama bopp par rapport ak ni meloon. parce que man dama amoon feebaru hémorroïde carrément te bi ma yàlla booleeg moom ñu présenté ma ko ba léegi nii ci laa tàqalikoog lépp luy hémorroïde fajal na ma ko ci diir bu gàtt ci jógu xëy wala daal wax dëgg yàlla sant naa ko ci bu baax gërëm naa ko te di leen ñaanal yéen tamit képp ci yàlla booleeg moom nga gis ci lu raw man lii ma ci daj. ay ci mbokk mi ngi noonu loolu leer na kooku mooy docteur Easy Life nekk ci clinique Easy Life ci Parcelles Assainies numéro téléphone baa ngi noonu affiché ci suuf dañuy njëkkante ak waxtu wi liggéey nu muy def cat di ko def rab noonu lay def. waaw luy rab. waaw am nga rab mooy comme par exemple loo xam ne day jékki-jékki rek dugg ci nit nit ki mën naa nekk ni comme par exemple ni nga toog boo toog ne di jékki-jékki rek benn esprit ñëw ci yow esprit boobu bu yàggee ci yow rek mooy doon rab mais esprit dafa bari façon am na esprit yi baax am na yi bon. loolu mooy àndandoo yi. àndandoo moom ci àndandoo boobu naan la ñu woo rab baatin wolof moo koy woo rab mais loolu àndandoo la mais am na àndandoo boo xam ne dafa baax ak boo xam ne dafa bon. am na boo xam ne dalay yàq complètement. am na boo xam ni dalay tardé ci wàllu si avenir. am na boo xam ni dalay tardé ci say liggéey. rab dafa bari façon am na rab boo xam ne mën na dem ba dofloo nit am na rab boo xam ne mën na taa nit di waxtu. dañu lay wax lox maanaam genre ay rab la boo xam ni da ngay toog rek jékki-jékki rek di xalaat dara fi nga toog noonu ngay jékki-jékki rek mel ni am na ku nekk ci sa noppi di wax dara lu muy wax na nga koy tonton yow kese yaa koy déglu mais keneen ku nekk sa wetu noonu. du ko dégg
bu dem bati biir na dañu kii dafa am rab. mais ndax nit ki bu ñëwee di nga ko faj rab. incha allah. ba mu denc moom. ba mu denc moom. bu dee góor wala jigéen bu koy yàqal mu bàyyi ko bu daa góor wala jigéen boo ñëwee ba nga expliqué ni ko lii ak lii moo nekk ci man ma xam ni vraiment li nekk ci yow jafewu. docteur Izy numéro mi ngi téléphone ñoom mu ngi noonu affiché ci suuf écran bi mbokk yi ngeen jàkkaarloo ak moom waaye nag dañuy njëkkante ak waxtu bi ba tey ñi nga xam ne rab daf leen a jàpp ñuy daan ay crise ba ci épilepsie. épilepsie dafa bari façon. ban ak ban la. am na boo xam ni feebar depuis bi nga nekk xale bu duggee ci yow mën na bañ def dara ba nga ñëw nekk mag mu ñëw di manifester am na boo xam ni genre rab comme ni ñuy wax léegi nii moo ko indi ci yow boo xam ni rab lay doon. waaye su fekkee ni rab moo ko indi ci yow rab bi la ñuy jëkkee faj ñu faj rab bi rek nga génnati bu fekkee ni bi nga nekk xale na ci lay dugg ci yow loolu am na garab yoo xam ni moom ngay naan. parce que am na ñoo xam ni seen épilepsie dañuy toog nii rek fi ñu toog rek jékki-jékki rek perte connaissance dootuñu am dara. loolu am na yoo xam ni rab la. am na boo xam ni ngelaw bi mooy jékki-jékki rek ñëw ci yow am na ngelaw boo xam ne day ñëw fi nga nekk rek mën na nga nekk ci mariage wala ci xew wala ci cérémonie nga nekk foofu rek affaire bi jékki-jékki rek attaqué la mais la plupart yooyu dañuy jékki-jékki rek di signe ni di lox. di jët di wekki après daal di génn lu furi ci gémmiñ daal di daanu fu ñuy daan noonu na nekk foofu pendant 30 minutes wala ay 25 minutes wala 15 minutes yooyu ñu soog a jóg bi ñu jógee na ñuy commencé di xool kanam nit ñi di xool nii di ko reconnaître parce que dañuy dem ba perte connaissance dootuñu xam fan lañu nekk yooyu na garab lañ koy jox mu naan parce que loolu nekku rab moo ko fi indi yenn feebar boo xam ni dafa yàgg ci moom moo ko indi loolu boo ko jox garab parce que bu daa épilepsie la moom man du ma la laajtee xaalis à part ticket ngay jënde parce que épilepsie dafa nekk feebar boo xam ni boo koy faj ba di jëlee xaalis lu mu yéexe dina ñëw topp sa mbokk soit sa doom dina ko am wala sa jabar dina ko am wala kenn ci sa famille donc man li may def muy nit ki bu ñëwee dama koy wax ni ma koy faje jënd ticket boo jënd ticket bi ba pare laa dañu lay wax li ñu la koy faje jox la garab boo dem baax nga xam ne vraiment affaire bi arrêté na. mais dañuy jàll rek ci jigéen bu tëw am doom ak góor bu tëw am doom wala bu ñuy sëy ñoom ñaar du ñu yëg bànneex. am nga jigéen bu mun a am doom bari na góor bu mun a am doom am na ñoo xam ne sax déjà am nañu doom mais feebar bi moo lay dab xam nga. mu taxaw mais am na jigéen boo xam ne aussi du ñu santi bànneex parce que am na li ñuy wax araf. xam nga na waaw mooy compagne sampo ni ñuy jongo góor noonu. waaw xaraf góor bu xaraf waaw. waaw ñu dem def ko jigéen. la plupart jigéen bu ñu ko defee sa bànneex day deñ. booy sëy doo yëg bànneex. bu ñu la ko defee la plupart waxuma yëpp na am na ñoo xam ne dañu ci am sens. dañuy am ñu ci ëpp bu ñu leen ko defee. ñu ci ëpp bu ñuy sëy bu ñuy sëy duñu yëg bànneex. dëgg la ci ëpp. dañu ci am bànneex. loolu côté bànneex boobu am na yoo xam ne loolu moo lañu ko indi. parce que c'est très difficile feebar ñëw dëpp la nga ni amatoo bànneex non soit dañu la araf comme li ñuy araf góor noonu boo màggee na bànneex bi day wàññi ko wala mu denc yow donc bu fekkee ni côté am doom la feebar mën na dab nit mu jékki-jékki rek dootu am doom parce que feebar yi bari yoo xam ne mën na indi ñàkk am doom am pagaille am na fii comme ça ay infection sexuelle maanaam feebar boo xam ne booy tuur ndox day tàng wala day metti wala jigéen boo xam ne dañuy am problème règle douloureuse bu ñu gis seen règle ndëg bi règle du jàdd ci yoon wala ñuy gis règle ñaari yoon ci weer yooyu yëpp mën na am problème am doom aussi nit mën na bañ am dara bu fekkee ne biir bi da nga am doom siti boo xam sa yaram day tàng sa biir day tàng yooyu yëpp mën na la empêcher mën na la tere nga am doom boo demee baax ngay sëy ak sa borom kër nga xam ne manu yi buy dugg ci biir boo xam ne dafa war a nekk ci biir mu produit biir bi manu bi bu dugg na lu muy dugg noonu loolu lay génn automatiquement dafay jafe pour jigéen bi mu mën a am doom aussi góor tamit bu dem ba am infection wala am hémorroïde wala infection sexuelle wala ndoom siti tamit mën a dem ba laal wàllu menu bi taux de spermaticide bi lu mu war a dëgër du dëgëri noonu loolu bu amee tamit dafay jafe pour góor bi tamit am doom ndax bu fekkee ni infection muy ci yow fajoo ko lu yàgg mën na dem ba yàqosee menu bi bu yàqo na day mel ni ndox sooy sëy rek automatiquement ngay daanu moo waral li ñuy wow si tamit gaaw daanu. loolu leer na kon Izy loolu leer na dañuy njëkkante ak waxtu bi rek mbokk yi dégg ngeen ni mu wax. waaye hémorroïde buy ñëw ci yow
fu muy commencé mooy constipation. Constipation maanaam constipation mooy ni nga lekk. du gaaw a rees su gaaw a rees na am nga hémorroïde déjà mais du ko sànq ni il faut anus bi génn ba pare balaa nga soog xam ni am nga hémorroïde non non tant que ni yow yaa ngi toog ba ñaari fan demoo cabinet wala benn fan demoo cabinet wala boo demee cabinet def koy woowale si cabinet day woow nga xam ni hémorroïde bàyyi noonu ci yow. donc bu loolu weesu. ngay forcer sa bopp pour nga def ab cabinet booy forcer sa bopp pour nga cabinet day dem ba ci biir c'est anus bi luy gunge cabinet bi mooy ñëw di génn wala nga am genre tap ci robot yi wala nga am genre ay kii nu mu tudd espèce socket mu nekk sa ginnaaw fi ngay cabinet. wala boo dem cabinet sa ginnaaw di métti wala sa ndigg di métti sa yaram di tàng sa wóom yëpp di métti. day dem ba hémorroïde bi bu yàggati yow rek mu chronique muy génn deret wala mu jàpp sa ndigg bi di métti loolu tamit mën naa dem lu yàggati yow mu indi la lu mu tudd éjaculation précoce mën na gaaw daanu. wala mu indi la lu mu tudd faiblesse sexuelle. yooyu yëpp hémorroïde bi mën naa ko def. wala mu dem ba nga gis que ni vraiment sa biir dafay jooy ngay ngelwaa lu bari boo demee douche yooyu yëpp débile buy dem douche li nga cabinet ngelaw kese mooy génn na ñoo xam ne sax dañuy dem ba ruus boo xam ne ngelaw bi rek moo leen déranger. loolu yëpp hémorroïde la. mais hémorroïde moom comme li ma la wax rek ñaari façon la interne ak externe. waaw kon coow li bari na ci wax ji bari na ci mais képp koo xam ne wër na ci ba dajal mun na ñëw. ci yàlla andi am pagaay nga traitement bi nga ciy def ndax dina jël temps wala du jël temps. non pendant 10 jours ngay jëkk jëlee garab mooy c'est premier traitement da ngay gis que ni alhamdulilah waxoon na dina arrêté dans 10 jours de mais pendant 10 jours moom laa lay jox garab. di nga yëg ne garab yi nga jëlaat baax na ci am na effet wàññi ko na li mu doon métti si ginnaaw bi ngay dem ni nga doon constipé wàññi ko na. loolu yëpp boo ko topp boo ñëw continuer traitement bi rek. dina dem bàjjee mais mënuma la woo un mois wala demain mais pendant fukki fan boo bu ko yàlla def. fukki fan laa lay may nga commencé dina garab. nga gis que ni alhamdulilah maa ngi tane ba keroog ba nga wér. jërëjëf docteur Easy Life kon mbokk yi fàttali leen ki ñu doon àndal ci waxtaan bi mooy docteur Easy Life clinique Easy Life ci Parcelles Assainies ginnaaw marché Case bi ci boru dépôt soble bi docteur Easy Life ñu bàyyi nga tàggatoo mbokk yi ñuy seetaan parce que tomb yi ñu la bëggoon a laaj bëri na. mais waxtu bi moo ñu may maye quand même ñu sant yàlla rek ñu sant yàlla bu baax a baax parce que yàlla moo jar a sant ndax moo ñu fi bàyyi moo ñu may possibilité ñu mën a wax ni ñuy wax ni bu dul moom duñu mën a exister duñu fi nekk. donc ñu ñaan yàlla rek képp koo xam ne yaa ngi am lu la nakkari yàlla na ko yàlla fajj lépp loo xam ne vraiment muy jafe-jafe ci réew mi tey ak mbas bi yàlla na ko yàlla génn na fii ñu mën a nekk ci suñu activité. képp koo xam ne vraiment yaa ngi nekk ci caabi de la fete ginnaaw yàlla na yàlla yërëm nga génn foofu nekk ci sa njaboot. ñu nekk hôpital boo xam ne feebar moo leen fi tey tamit yàlla na yàlla def jàmm. su fekkee ni am na li ma wootee boo xam ne vraiment lal na foo xam ne waruma lal parce que nit lay doon nit moto. maa ngi jégalu bu baax a baax yàlla na ma yàlla jégalu. ñu ñëw fii tey ci clinique docteur Easy Life nekk ci Parcelles Assainies dégg ngeen li ñu waxtaan ak moom ak tàmbali la rek waaye li ci ëpp solo mooy dana dikkaat ak moom ci yeneen i tomb ci yeneen i yaatal ndax dégg ngeen li mu wax xam-xam da ngay xam lii keneen xam la ne kenn ku nekk fa nga yem fa la sa morom tàmbalee. ñu ngi leen di dig ab daje numéro mu ngi doon affiché ci suuf écran bi di 77 915 51 33 77 915 51 33 mbaa ngeen bokk ci 76 589 40 31 76 589 40 31 kon nag ñu ngi leen di tàggoo bu du tàqalikoo di leen digaat beneen jotaay ñun ak waa clinique Easy Life ci yeneen i tomb ci yeneen i jàngoro waaye ci yeneen i yitte jërë ngeen jëf ci déglu.